واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه بالشكر والتقدير لرئيس الجامعة وأعضاء الجامعة ورؤساء الكليات في الجامعة وللأخوة الكرام على جهودهم من ناحية الترحيب بوفد دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة ألف التعليمية. والهدف الأساسي من هذا الحضور وهذا هي إبراز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وخاصة مع السنغال وخاصة بشكل خاص مدينة طوبة وكلية أحمد الخديم أو جامعة أحمد الخديم التعليمية. هدفنا تطوير التعليم وهدفنا إبراز التكنولوجيا المتقدمة في الذكاء الصناعي للوصول إلى أقل شخص من الطلاب من أجل رفع تعليمهم في جميع المجالات التعليمية. هدفنا ربط التعاون بين دولة الإمارات والسنغال في مختلف مجالات التعاون الثنائي، والهدف الأساسي التعليم وربط جامعات الإمارات والمؤسسات في دولة الإمارات مع السنغال بشكل خاص. ونتمنى إن شاء الله الفترة القادمة يكون في تعاون ثنائي بيننا وجامعة أحمد الخديم والجامعات الإماراتية في مختلف مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتبادل الزيارات. الهدف منها أيضا إبراز نوعية التعاون الثنائي بين البلدين وما تتمتع فيه جامعة الإمارات والجامعات السنغالية من خبرات وقدرات، يكون هدفها رفع التعليم وقدرة التعليم في العالم الإسلامي والعالم العربي، يكون منافس العالم للدول يعني من ناحية التعليم ومن ناحية القدرات ومن ناحية الخبرات الموجودة معنا. فلكم الشكر والتقدير على تفضلكم بالترحيب بهذا الوفد، ولكم الشكر والتقدير خاصة للخليفة محمد المنتقى الذي كن له كل التقدير والاحترام، وأيضا دولة الإمارات تقدر هذا الشخص الكريم. فلكم الشكر والتقدير على هذا الاستضافة الكريمة، وشكرا. سعد السفير mooy ambassadeur u Émirats arabes unis fii ci Sénégal daa ñëwoon tey Touba ànd ak délégation boo xam ne dañuy yëngu ci wàllu technologie numérique. mu jiital nag sant monsieur le recteur ak ñi nga xam ne ñooy responsable lu université bi ci dalal gi nga xam ne dalal nañ ko ak yaatal gi nga xam ne yaatal nañ ko. mu yëg ne fii maanaam barabam la, dëkkam la. loolu mi ngi ci sant bu baax a baax li tax a jóg visite bi it wax na ko, te mooy lu gën a jëmale kanam wàllu njàng ak njàngale, rawatina lu jëm ci wàllu numérique, maanaam développé lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale. waaye nag li gën a yitteel mooy fexe coopération bi am diggante Sénégal ak Imaaraat lu ko dooleel ci wàllu yëpp nag, waaye rawatina wàllu jàng ak jàngale, wàllu éducation, rawatina nag jëfandikoo xarala yu bees yi ci wàllu googu. ndax ki mu àndal ni kilifa la ci entreprise boo xam ne ci loolu lay yëngu muy Alif éducation, nga xam ne lépp luy wàllu numérique ci wàllu njàng ak jàngale ñu ci xam lañ ci wàllu àdduna bi. mu ñëw fii nag ngir gën a fexe ba jokkaloo am ci diggante université bi ak institution boobu ak entreprise bi, waaye nag diggante Imaaraat ci boppam ak Sénégal gën a dëgëral seenu jokkoo, waaye gën a dëgëral lépp loo xam ne coopération la ci domaine bu mën a doon. loolu daal moom moo ko tax a jóg. waaye nag muy sant bu baax nag Cheikh Mouhamadou Mountakha, maanaam gis na bu baax a baax li ñu koy dalale ak yaatal gi ñu koy yaatal, ak gis na yi Cheikh Mouhamadou Mountakha yittewoo gi mu yittewoo wàllu njàng ak jàngale. ca moom coopération yëpp a ko yitteel, waaye coopération ci wàllu jàng ak jàngale ak yar dafa doon loo xam ne daf ko yitteel lool mu ci jox kon mu ngi sant bu baax Cheikh Mouhamadou Mountakha. waaw ñëw na fi ay yoon. waaw moo tax mu ne dafa bëgg ubbi jokkaloo boobu gën a am bañ mën a di weccoo, maanaam visite yi muy ñuy jóge fii di dem ñoom it ñuy ñëw, ndax relation bu nekk jokkalante laaj, dem ak dikk laaj. loolu it moom it fas na yéene taxaw ba loolu yëpp yomb, loolu yëpp mën a am. waaw mooy dem beeg dikk bi waaye ak jokkaloo bi ak maanaam gën a weccoo ci wàllu xarala yi ak compétence yi nga xam ne ne fii am na ay compétence yu fi nekk, compétence yi nekk foofa. yooyu yëpp moom ci it taxawaayam mooy fexe ba loolu jokkale boobu di am ba coopération bi nekk coopération bu am njariñ lool, rawatina ci wàllu jàng.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. D'abord, ce fut un immense privilège d'être reçu par Monsieur le Président de l'université dans ce beau complexe. Nous avons eu l'opportunité d'échanger sur les domaines de collaboration. Cette visite donne suite à la visite de Son Excellence Monsieur le Président de la République aux Émirats Arabes Unis en décembre 2024. Monsieur le Président nous avait fait l'honneur de rendre visite à nos bureaux, à nos locaux et prendre en tout cas la mesure de ce que nous pouvions accomplir ensemble pour le bénéfice du Sénégal. La visite aussi s'inscrit dans un partenariat en cours de finalisation entre Aleph Éducation, une compagnie EdTech basée à Abu Dhabi avec des projets globaux et avec l'ambition de servir le Sénégal. Donc je disais, ce partenariat nous lie au ministère de l'Éducation nationale et je tiens à saluer le rôle, le leadership de Monsieur le ministre. Dans ce sens, ce que nous aspirant à accomplir, c'est d'appuyer les DARA dans leur ambition de transformation numérique. C'est un projet que nous comptons conduire et mettre en œuvre avec les partenaires au Sénégal, avec l'écosystème des startups du Sénégal, avec CyberDARA précisément, mais aussi avec la communauté de Touba. Je tiens dans ce sens à saluer son éminence, en tout cas solliciter sa bénédiction et ses prières pour ce projet. Nous aspirons à faire la différence et continuer de positionner le Sénégal et la communauté de Touba au cœur en tout cas des priorités nationales et régionales pour la transformation numérique des DARA. Bien, écoutez, l'impression est extrêmement positive et ce que je salue, c'est non seulement la construction physique de ce beau complexe, mais aussi la construction des générations à venir que ce complexe aspire en tout cas à produire. Nous avons pris la mesure des efforts et des investissements qui sont consentis, non seulement au niveau de la direction des écoles d'ARA du complexe, mais aussi au niveau de la formation professionnelle et au niveau de l'université avec différents UFR, avec différentes ambitions. Là encore, ce qui, en tout cas, personnellement m'interpelle très positivement, c'est cet attachement à l'authenticité, à la modernité. C'est cette ouverture sur le monde qui n'est pas du tout étrangère à la tradition sénégalaise et la communauté de Touba, mais aussi et surtout cette volonté de se saisir des priorités du moment et de faire en sorte, encore une fois, que ce socle puisse bénéficier aux générations futures. بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلمي